tey moom dañ fi amel ndaje fii am suñu benn cheikh suñu benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Cheikh Adama Madi Wali Bathily bu jógee France ñëw bokk si suñu association bi bu ñuy wax Gambana mu ñëw nag tey nemmeeku ñun waa Sénégal yëngu-yëngu bu ñuy yëngatu ci biir àdduna ngir adduna bi yëpp ñu ñëpp ñu joxante loxo ñu xam ne ñu ñëpp benn nañu. léegi lu ñu bëgg a xeex ñun parce que dañoo xool léegi biir Afrique dañoo séddale boobu mooy lan maanaam problème mu xeet bi nekk ci biir Afrique loolu la ñu bëgg a xeex. parce que tey gis nañu ay nit bu ñu bëggantee bëgg a sëy duñ leen may ñu sëy ndax lan kii lii la kii lee la donc loolu nag ñu la ñuy xeex ñu ne ñun ay jeunes nañu en tant que jeune tey loolu warul nekk adduna bu ñu nekk nii tey ñu ñëpp benn nañu. bennoo boobu nag nañuy woote fii biir àdduna bi ko dalee Sénégal ba Mali Mauritanie partout dans le monde ñu xam ne ñun ay doomu aadama lañu planète bi ñun ñoo ko mën a defar kon nag nañ joxante ay loxo ñu nekk benn. te léegi gis nañu Mali tey esclavage bi fa nekk vraiment dafa jéggi dayo dem nañ ba fu mu nekk ni gars yi dañuy rey maanaam ñuy bottante xeeti di bottante di reyante guddeeg bëccëg ñu xam ne loolu vraiment jëmalu ci kanam anamu Afrique loolu moo tax ñu jóg te loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax. loolu lu ñu soxal la parce que président Macky Sall Sénégal ak dimension bu mu toll nii lii am si Afrique vraiment ñu ngi ñaan président Macky Sall mu jóg si lii lu mu gën a gaawee parce que lii raam Mali di raam Mauritanie wax nañ ko ne mun na ñëw fii Sénégal te du loo xam ne war nañ koo seetaan. parce que lii moom lu ñaaw la si deru nit ku ñuul donc dañuy ñaan suñu autorités yi di ñaan organisation mondiale yi am la lu leen ni ONU ñëpp ñu ñëw taxaw ñu xeex lii. région yi mu am si Mali partout région malienne yëpp fépp koo xam ne rek am na xeet yëpp ci biir Mali loolu dafa am. si yan ay dëkk ay Kingi xam nga boo demee ay Kindi ay Janjume xam nga yooyu yëpp ay Kaay ay Bamako partout dans Mali dafa am. waaw fu mu nekk ni ñoom affaire bi dafa dem ba dépassé leen. waaw loolu moom lu ñuy rafetuloo embargo bu ñu nekkoon ci diggante Mali ak Sénégal tey ñu lever ko loolu vraiment ouf de soulagement bu mag la si ñun te dañ koy rafetlu bu baax ñaari président yi ba ñu demee ba déggoo su loolu ba dina embargo boobu parce que loolu warul nekk diggante Mali ak Sénégal donc tey vraiment ñu ngi leen di suñu dirigeants yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. li ñu def tey ñun nañ ko defal population malienne nañ ko defal population sénégalaise nañ ko defal waaw lu ñu rafetlu loolu waaw kontaan nañ ci trop. te loolu aussi ñu ngi ñaan loolu bu mu amati parce que embargo bi lu bëri la yàq déplacement yi gis nañu même xiif bu ñuy xiif biir Afrique mu ne la embargo bee ko waral donc loolu moom tey moom konko dañ ne vraiment dañ ciy sant di ko gërëm président yi suñu dirigeants yi te ñu ñaan aussi loolu bu mu amati. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala rasul karim oda sukuni kuñde ndangiyem palle oya gambana ko xirsunga no qusu oya nga xirse suya su kuñini ti au président to nga gani Seydou Sidibé Cheikh Seydou Sidibé kendangiyem palle on tumu no abadan ogar ko khada mo be nanti jama kebe ogano nga rubama gel fike jongadi soroye kunda sima ono sangenyai onto sange ono sobe ñay ogo sobe ngi keta odo ser suga ke gajange no khonga yani ogana ati gajange kundo ay family sonin kan kannga odo ser suga ke golle no khonga jamanu kunati na foto khirsunga Mauritanie khirsi khore ma Mauritanie lemna mbucine be ganu ngagar golle ke fama ganu khonga oy sumamana malini ken mugwai gambian ken mugwai ti Sénégal gambanero mun tokonga to xirsi xoren tokonga kendang yem palle onya mulana kelma yo gwa ko golle ken xonga on ko ngoxa katoga xirsendiga mu résumé sonin ke ga noqusu sonin kan xanne mukana nga noqusu anna famu nantoga ke golle be noxonga gol khalsintebe dina khalsintebe hadam remma ko khalsintebe hadam remma ngan qaw birena kamay kan no ko debe no ko jamane no ko aya fayke agari sonin karato ngene gambana kembira labo danga qur'anan kara
nususu sunni nkara annabi nyimmen diga mun kara hadamre ma kun kara jamane luwani kara ala boda nan ton to ngunya kam manen to ket kebe gu to sere su sonin kenya gananga sonin kan kanne mukana nya gananga angama jofe kusoro ya nan kefiya annan gir karma nan kefiya katta hakati nga dangini Allah gar nya wobe ni ga golle kenu ko gambana ko kenu ko sonin ken kanne mukana ga nokusu fi bane antoko ono kitun kinimei nan golnya na tuindi dunamu mu mancho nanti ono gol khalsinte nyaan ko gol khalsinte ka harmre men gana nyaan ko antanya na khalsiye nya falle harmre men ka khalsiye duna asogunten fi bane akamma pet nan nakanen citi nan golnya kudo harmre men chogodin cuna fana begay kenga nya golle su dambeng nesima yere fami no kitun kinme nan golnya oga gol khalsinte kebe kama ana maka togo diga men bane tayibu diga men nya na finin cu kanan kenga parce que Allah gara nabi nyimu ku khay iganari ifin cu jopent sefenya salle id kongodat sefenya sume id kongodat sefenya hiju id kongodat sefenya jakka arit sefenya yehu arit sefenya mais kusule garne manne ala garne gollenya kembre keta glabo dan nanti gambana ko kebe gari sonin kara Allah da kay mi ko e qur'an no ko annabi nyimmen de kay mi ko oda diga me keko duna sudu fama to ko manne sasa ono kitun kinme na ngolnya o ken khalifa no khirsu ko ni kitun kinme ina leminen cukaf mei sonin kara muma fatam billah muma ono kitun kinme ona ngolnya ananya sababu ya o jamanu kuna jamu kitatoyi walla ñagana kebe geño taxal mun kamay aya gan mali agani ido itaxal mun kutunnaxa haklanten cugatu nanti afrique sunu ka baniya debi baniyan kun kata kungin keda lenki nanti debe goy senegal ken debe kaganti makano kun kata kungo nanti debe mauritanie ken debe gemme ado sara kunti gemme ado hadamare ma kunti gemme Allah ganna haklu ku talanguni Allah ganna haklu ku talanguni kebe ge ni malika maga gribaka kamay oya o jamanen khirse mamana afrique khirse su afrique sikana su afrique kharangana su anga sigido kefi batte kuro tampie kenan gribaka afrique kama oya mamana o Allah nyaga nanda jamu walla nyaga na afrique mu manchuda jamu walla nyaga na sonin karada ngay ganna ki golle famu aya gani koma ko ke ina gribaka kama e ina fisire de beri fibe alaga ina fana dunado lahara onari digame nyilan kato kharamu goni na labande khadanga nanti wallahi hadam ro mungani kitun kinimay tolongon ta hun kamay khagar fofo de ber Allah na berkero neya atoko ne kharkha kitun kinimay tolongon ta hunya kamma e kharkha kitun kinimay khana ngolnya Allah dali law istakhamu la asqaynahum ma'an khadaqan هذه الكلمات الماء الخلخاء بايسين ان لابان دي نانتي كلمه الماء كيبي غير الله انتلو جيا حرم رمنا كفينا تلونو نامها كنتانغا نيما خور نيانغيلي الله نو قاغارني كاتخاي اغانيا سببو نا حقلون تشروندي نا فوتون تشروندي نا دبون تشروندي نا كانين تشروندي يغوني دي ما الخلخاء كيبي غير فسر كينيا تيب اغنانيا جيسو دامبنغا كامبنغا نا تخي جمانه بي اغبغ بي انيانا مان الغر نيمانيا غيلا غنانيا كيني مياي فمرحبا ونو كيتون كينمي نان تولونغو نانغولنيا سورولانتي كيتون كينمي خاغا جونغوين كاما خاغا غولنياغا الله نبركي الله ان بركي باك غولكي جونغوي كين ماني كوما كو نيان ونا لا تو باك كوما كو ان شاء الله وندي سيمنا خمبيري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويا اسب دي سنغال ويا خمامنا سري غامبانا غوري ميغانو كسويا سومامنا وي دوان خدانغا ودا خليفه الله نا سنغال دو مالي غامبي افريك موما نا سو خليفه الله بيغانتا خليفه فبونونديني. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, on a un grand cheikh qui est venu parmi nous, Cheikh Amadou Bathily,
qui est venu de France et pour nous rencontrer pour un problème très crucial pour nous. Parce que nul n'est censé ne pas connaître que dans nos pays, par exemple, on a des problèmes. Que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Gambie, que ce soit au Mali surtout, on a un problème très crucial. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui s'y passent que l'on appelle de l'esclavage, surtout au Mali. Et nous, notre organisation, on se lève pour clamer vraiment alors ce problème-là. Pour clamer vraiment ce problème-là, quoi. Parce que... dans quelle région? Bon, ça sévit dans toutes les régions du Mali. C'est dans toutes les régions du Mali. Là où vous partez, mais il y a des photos même, quand on vous les montre, vous direz que c'est pas vrai, quoi. Spécifiquement, ça se trouve à Kaï, Kingi, dans ces pays, dans des villages qu'on appelle Kingi, là-bas. Il y a des problèmes qui se passent là-bas. Et ça, on a attiré l'attention, parce qu'on avait fait un point de presse avec la radio pour attirer l'attention des autorités pour que ces choses ne se passent pas au Sénégal. Parce que nous savons tous que le Sénégalais et le Malien, nous sommes tous des frères. Et nous avons des parents au Mali. Et ces mêmes parents peuvent revenir ici au Sénégal pour imposer ce problème-là. J'en avais parlé dans un point de presse, mais je pense bien que l'État a pris ses dispositions pour ce problème-là. Pour tirer la sonnette d'alarme, vraiment. On a tiré la sonnette d'alarme sur ce problème-là. Et il y avait même un temps où il y avait des gens qui quittaient le Mali pour venir essayer d'imposer l'esclavage au Sénégal ici. Mais nous nous sommes levés pour battre ce problème-là. Et on a eu gain de cause. On est même parti en justice pour ça. On appelle vraiment l'attention de M. le Président sur ce problème. Nous, les Soninké, on a ce problème-là au niveau de toutes les localités. Que ce soit la Mauritanie, que ce soit la Gambie, la Mauritanie et le Mali. Nous sommes une association que l'on appelle Gambana qui regroupe ces 4 États. Oui, en tant que président de l'Union africaine, on pense bien que ça ne va pas passer dans ses oreilles comme ça. De toutes les façons, on est sûr qu'il va prendre des dispositions pour ce problème-là qui sévit dans notre sous-région. Surtout encore que son Excellence, Monsieur le Président, il est le président de l'Union africaine. Je pense bien qu'on doit essayer de parler de ce problème-là dans les grandes instances de l'Union africaine. C'est notre souhait. Parce que nous, actuellement, on se lève pour nous battre pour ce problème-là. On souffre vraiment. Les gens souffrent parce que si le Mali souffre, c'est le Sénégal qui souffre. Et là aussi, vraiment, on le dit encore, c'est un ouf de soulagement. Parce que le Sénégal et le Mali, ce qui nous lie, ça ne date pas d'aujourd'hui. N'oublions pas que le Sénégal et le Mali ont partagé un même État que l'on appelle la Fédération du Mali. Donc aujourd'hui, nous avons des frères là-bas, ils ont des frères ici. Si par exemple on fait un embargo au Mali, vraiment, ça nous fait mal parce que ce sont nos parents aussi. Et moi j'appelle encore à la CEDEAO de sanctionner tous les pays de toutes les manières, sauf faire de l'embargo. L'embargo, vraiment, ça, c'est la dernière solution, quoi.